foowe sa xel mani rek man lay gis mani succès def bénéfice mono yegg te tooguloo yow mono njëkk te dawul job lay fay. asalaamaaleykum yéen ñi seetaan seen émission Job day Fay sur Ndayane Prod tey ñu ngi fii ci dëkk bu tudd Sindia nekk à quelques kilomètres de Mbour ñoo ngi seet si suñu benn xarit bu tudd monsieur Sow di gérer entreprise bu tudd Guet Ardo Immobilier ñu dugg waxtaan ak moom. comme niñ leen ko waxee woon léegi ci bunt bi tey ñu ngi fii ci Sindia nekk ak suñu mag monsieur Sow waaye balaa ñuy commencer dañuy remercier d'abord fidèles téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi suivre Ndayane Prod surtout émission Job day Fay ñuy remercier bu baax képp ki nga xam ne yaa ngi abonné dañu suivre saa su nekk ak ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy encourager ñu déglu kon suñu invité mu présenté wu. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu waa Ndayane Prod yi ma ñëw seet si tey di leen remercier ci déplacement bi ñu déplacé wu ñëw seet si ñu fii tey ci agence Guet Ardo Immobilier man Amadou Sow laa tudd maa ngi fekk baax ci Sindia di jeune entrepreneur promoteur immobilier de métier ci agence bi ma fekk tey agence immobilier am na yeneen activité yi ñu fiy defaale mais base agence bi immobilier la. jërëjëf monsieur Sow donc gis nañ ni vous êtes un entrepreneur au vrai sens du terme ndax yaa ngi ñu wax domaine yu bari yoo xam ne yaa ngi siy yëngu en même temps. léegi ñu bëggoon xam exactement liggéey bi nan la demee kañ nga ko commencé exactement ak nga gën ñoo expliquer tamit service bi fii quels sont les services disponibles. waaw comme ni ma la ko waxee rek agence immobilière moom defe naa ci wàllu suuf la ñuy yëngatu loolay activité principale bi. mais tout d'abord ñun commencé wuñu on a commencé dans l'informel c'est-à-dire def courtage individuellement nekk ci ba am ci benn expérience ñu juger nécessaire it def quelque chose de plus professionnel loolu moo ñu poussé def démarche yi ubbi agence bi ñuy doog ubbi nag di doog a démarrer presque vente de terrain rek lañ doon def. après ñu yokk ci lu mel ne achat de terrain ñu def achat vente après ñu boole ci lotissement di def ay lotissement ñu ñuy confier ay lotissement ñuy def après ñu boole ci transport c'est-à-dire location de voiture ñu ngi def vente it fii ci agence bi après si lañ ci jugé encore nécessaire def ay service de transfert après service de transfert yi existé yëpp am na fi presque après ñu yokkaat yi toujours dans le cadre de l'agrandissement de services yi ñu yokkaat ci assurance waaw defe naa ci ay projet ay futurs proches agence de voyage it dañ koy loger waale ci biir kii bi incha allah ci biir service yi. d'accord dégg nañ bu baax li nga wax bëggoon nañ xam tamit fan nga jaar ci wutum xam-xam fan nga jaar ci jàng yan diplôme nga am wala est-ce que jaar nga daara wala ndax jaaroo école daara nga mës a jaar wala bëggoon nañ xam exactement lan nga jàng. waaw loolu it man samay humanité defe naa ci école arabe laa ko defee avant may dugg école français ci cursus scolaire moom defe naa 5e secondaire laa ci yem ci sama cursus
scolaire 5e secondaire laa si yem. arabe nag maa ngi ko jàng avant may dugg école français après loolu nag même bi ma arrêté école ki continué naa di jàng arabe mais cursus scolaire moom niveau 5e laa si yem continuer sinon expérience ak jàng bi moom c'est si école de la vie rek dañ jàng li ñuy jàng en continuer à se documenter di lire di jàngale bàyyi ñu école rek bàyyi mais continuer nañ di si kii pour yokk suñu xam-xam daal. nañ la bu baax mu nekk lu am solo ndax wax nga ñu ne njàngum daara nga jaar mais sori nga ci mais sa njàng ci école française soriwul torop waaye teewul yaa ngi ciy gëstu li nga ci bëgg xam ba mu permettre la nga am ci xam-xam boo xam ne moo la may tey nga toog fii nga toog muy lu am solo ndaxte yenn saa nit nga jàng sa jàng du sori nga jàpp ni boo demul école munoo wut xam-xam alors que foo mënti yegg wala âge boo mënti am wala niveau boo mënti toll wutum xam-xam du wees j'espère que loolu tam retenir nañ ko bu baax kon ñu jàll léegi suñu deuxième rubrique muy jaar-jaar. Monsieur Sow ñu bëggoon xam ci sa dund en tant que jeune lan nga jot a def comme liggéey est-ce que mës nga def beneen liggéey bu nekkul domaine bii nga ñu wax wala na nga tëb dugg ci comme ni nga ko waxee léegi affaire njaayum suuf ak yooyu wala am na neneen loo jot a làmbaatu balaa ngay dugg ci léegi. jërëjëf man defe naa bi ma bàyyee école jot naa dem aventure def ay année ci Côte d'Ivoire mais Côte d'Ivoire bi mu fa nekkee ci commerce laa doon yëngatu ça veut dire alimentation ci laa doon yëngu comme métier bu ma ci liggéey it am ku ma doon liggéeyal dem ba arrivé benn moment it bi may créer it commencé créer sama activité mercerie defe naa laa defoon nekk ci mercerie bi ba ni ma fay jógee ñëwaat fii bi ma ñibbisee Sénégal it jéemaat naa ci commerce bi tuuti mais après ci laa dugg ci wàllu immobilier bi moom mën naa ne influence la sax ñu benn grand bu ñuy wax Yankoba Aïdara parce que moom mooy influence moom laa gisoon muy yëngu ci loolu et puis ma approché ko ñuy ànd ci wàllu immobilier expérience bu ma ci am daal ginnaaw yàlla defe naa ci moom laa ko amee fu ma ci egg it su weesoo yàlla ak yonent bi weesu samay waajur dama ko ci gërëm. loolu nga wax tamit am na solo torop ndax war nga ñu ne foofu ni am na solo nit nga mën a am loxo booy téye mu lay ginde te mu doon aussi loxo bu dëgër ndax ni nga ko waxee kooku tette na la ba wan la yoon bi leneen tamit lu ñu jàngat foofu mooy comme li nga wax jaar nga ci aventure mooy maanaam doo xëy rek trouver le bon chemin xëy na di nga am fooy làmbaatu l'essentiel mooy nga bañ a toog di nga am fooy làmbaatu ba daj nag li nga xam ne xëy na foofu ngay gën a gis sa bopp bëggoon nañ xam tamit bi ngay dem Côte d'Ivoire est-ce que dafa am ñu la financé wala yow yaa góorgóorlu sa bopp ba gis yoonu Côte d'Ivoire. bi ma fay dem j'étais très jeune mais mën naa ne sama papa laa fekk woon ma fay voyage beeg yëpp parce que moom li mu bëggoon sax mooy ma continuer di jàng mais après man gisatuma woon sama bopp trop ci jàng bi li ma doon gis mooy aventurier dem liggéey gisul jeune école bi daal sentiruma ko woon bu baax moom jéem na ma dissuader ci loolu sax mais bu mu demee ba mu gis ne loolu it mooy sama choix moom mu fekki ci ma ci loolu moom moo financé voyage boobu moom laa fa demoon fekki.
d'accord dégg nañ bu baax li nga wax kon foofu tamit dañ fay jàng ni sa doom tamit bu amee benn décision ci dara war nga ko cee mën a jàppale ndax tey am naa yaakaar bu baax ni rëccuwul lim la jàppale li mu respecté sa décision ci loolu léegi nag ñu jàll ci suñu dernière rubrique. muy ndénkaane excusez-moi comme ni nga ko xamee léegi dëkk bi jeunes yi am na ñu bari ñoo xam ne liggéeyuñu chômage mooy problème bi gën a récurrent bi gën a metti bi gën a jafe lijjanti ci dëkk bi parce que jeunes yi dañuy am seen diplôme duñu gis fu leen embauché wala bokk comme li nga wax seen jàng du sori noonu peut-être par faute de moyens wala leneen wala duñ ko bëgg dañuy bëgg entreprendre wante comme li nga wax noonu xëy na dinañ nekk ci ay aventure yoo xam ne dinañ dem ba dinañ xaw a réer tuuti yow d'après sa vécu li nga jot a dund jot nga aventure yaa ngi tey sa place macha allah lan nga leen di dénk pour yokk leen courage ñu gën a gëm seen bopp. waaw loolu moom jeunes yi bu ñu amee conseil bu ñu leen di jox mooy àdduna moom dara xëyul sotti si àdduna. àdduna su ma leen di conseil it patience laa leen di conseiller rek ak persévérance si loo jàpp rek nga gëm ko parce que y a pas de sot métier amul métier bu mënul dundal boroomam ba dundalaale ñeneen il suffit nga gëm ko respecté ko parce que le problème des jeunes la plupart tey au Sénégal mooy du ñu jàng métier booy seetlu. tey dañuy yàkkamti gain facile it jeunes yi bëgg nañ ko ba tax na duñ jàng métier mais métier bu mu mën a nekk da nga koy jàng ba mokkal ko soo ko mokkalee it si entreprise boo mën a nekk it nga sérieux yow si li ngay liggéey defe naa loolu mooy am tey secret bi yëpp loolu la nit ñaa ngi rawante si sérieux si liggéey ba soo ne sérieux nag mooy nga ponctuel ci liggéey ba nga patience ci respecté it contrat ak ñi ngay jëflanteel ci sens boobu defe naa loolu laa am lu may lancé tey jeunes yi nit yi daal foo mën a jàpp jàngal ba nga am xam-xam ci li nga nekk boo ci amee xam-xam it naan ak sérieux it surtout defe naa loolu. waaw kon tey lu ñuy tëjee suñu émission bi mooy liñ fi jàpp mooy y a pas de sot métier benn liggéey jarul xeeb waaye liggéey bu nekk li muy laaj mooy sérieux ak gëm-gëm ak xam-xam kon lépp looy dugg nañ ci wut xam-xam kon tey loolu la ñuy tëjee suñu émission bi ñu lay remercier bu baax monsieur Sow ok.